asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission tey nag dañ leen di indil li nga xam ni filet de poisson la wala poisson entier boo ci am rek ñu daal di koy boole ak suñu pilaf de bulgur ou blé donc yooyu ça dépend fan nga nekk rek nu mu tudd donc moom la ñuy defar tey pour loolu nag man tey ay filet de poisson laay utiliser comme ni ma ko waxee rek ku am jën entier mun nga ko def tamit donc ma daal di ñëw dinañ soxla jën dinañ soxla li nga xamante ni moom mooy suñu huile boo am dinañ soxla li nga xamante ni moom mooy tuuti beurre dinaa soxla aussi li nga xamante ni moom mooy maïs loolu c'est optionnel nag quand même dinañ soxla li nga xamante ni moom mooy tomate fraîche ak tomate bi nga xam ni concentré la dinaa soxla tamit li nga xamante ni moom mooy bulgur wala bulgur wheat fii nii donc moom mooy blé aussi donc dinañ soxla loolu dinañ soxla li nga xamante ni moom mooy suñu ay légumes nga xamante ni tamit dinañ soxla li mel ni poivron ku nekk boo am ak kaani ak suñu épices yi muy li nga xamante ni moom mooy suñu paprika fumé bi pour ki ko am boo amee paprika naturel mun nga ko utiliser dinañ soxla aussi suñu mélange d'épices ail en poudre oignon en poudre laaj bu tooy bi ak aussi li nga xamante ni moom mooy yeneen kii muy li nga xamante ni moom mooy suñu sel ak aussi suñu citron en poudre bi loolu c'est pour juste su may mariner jën yi ku nekk ni la neex nga koy mariner donc sans plus tarder duñ def rek du ànd ak yéen si waañu bismillah voilà donc dañuy daal di ñëw commencer mariner jën bi comme moom la ñu bëgg mu jël tuuti temps nga xam ne affaire yi da siy nekk donc dañ koy mariner rek bu ko defee ñu daal di teg nele daal di ñëw commencer dagg suñu ay légumes yi nga xam ne moom la ñuy def si togg bi incha allah donc ñu jël poivre noir muy black pepper ñu def assez libéralement ñu daal di jël aussi li nga xam ni moom mooy cumin muy cumin not pas curcumin cumin voilà ñu daal di ñëw def suñu herbe ku nekk herbe boo bëgg rek man bu italien bi nga xam ne day am mélange yu bari laay def donc baax na ñu daal di def suñu ail en poudre ñëw def suñu oignon en poudre un peu de sel suñu mélange d'épices mooy suñu homemade spice mix ma defaale ci tuuti paprika fumé bi comme dañ ko nar a def ci sauce bi bismillah pourquoi pas fii tuuti rek aussi ma jël sama citron boo amee bu tooy mun nga ko def voilà ñu daal di jël xaaral ma pousse yi nii fii un peu d'huile daal di koy def ci suñu mélange bi su la neexee nga saaf wala man xam ngeen su ma defee lii rek mooy dama koy dem lakk ji donc voilà ñu daal di jël rek mélanger lépp nag fi mu nekk nii bismillah man après dinaa ci def laaj bu tooy parce que il faut ma dëbb ko moo tax donc mu ngi nii ni lañ koy tegee rek à côté donc daal di ñëw commencer dagg suñu yeneen ingrédients yi incha allah
daal di jublu defar suñu togg bi man nag tey benn cin rek laa fas yéene tilimal incha allah donc moo tax ci bii laay commencé fii laay toggee aussi li nga xam ni mooy suñu burger bi mooy blé bi donc dañuy daal di jël dañu teg suñu marmite ba mu tàng ma jël defar pour suñu salade de maïs bi damay daal di jël bismillah def mboq quantité bi nag ça dépend de vous mi ngi des rek si naka ngeen bëggee mboq ak affaire yooyu noonu donc moom la ñuy jël teg nii dama ko bëgg a xaw a mel ni comme ku ko lakkoon si kii bi si kaw fourneau par exemple soo amee mboq doom bi mun nga ko jël nga lakk ko après daal di koy kii xoos dindi kernels yi nii quoi nga xam ne day nekk nii rek mais man comme awma loolu yi ñu congelé yi laa am soo amee yi nekk si pot yi aussi mun nga ko utiliser da ngay xent ndox bi rek daal di ñëw teg donc man moom laay utiliser nii bu ko defee ñu bàyyi ko ba nga xam ne xaw na kii doore tuuti mel ni comme lu ñu lakk tuuti après ñu daal di ñëw def si restant yeneen ingrédients yi incha allah du ma ko assaisonné du ma def dara pour mu gaawal ma processus bi. Voilà donc du ñu def dara dañuy bàyyi gis nga nii c'était juste pour vous montrer gis nga ni mu commencé nii donc loolu baax na pour ñun ndox bi dem na nii rek lañ koy bàyyi. mbokk moom pour xam ndax mi ngi ñoram déet daf lay xeeñ ni mu ngi lakk bu la commencé xeeñ rek nga commencé ko tourner donc mi ngi noonu ni lañ koy bàyyi ba ci kanam ñu ñëwaat encore. Voilà donc comme mu ngi procédure baa ngi commencé di accéléré wu ndànk-ndànk damay daal di ñëw def sama yeneen ingrédients yi comme ça mu mun a moom tamit am goût fumé donc mu nekk suñu poivron yi muy bell peppers yi ak jalapeños yi. donc moom laa def fii quoi muy kaani bi bismillah pour qui utiliser kaani soble bi plus tard laa koy def voilà gis nga mboq bi ni mu commencé mel lu ñu lakk nii donc goût fumé boobu laa bëgg mu am ci lépp li nga xam ni moom moo nekk fii donc ci kanam tuuti après dañuy daal di def soble bi bëgguma ko teel a def léegi bala muy commencer di génnee ndox encore di gën a guddal sama liggéey su ma paree damay pousse nii daal di koy xaw a sauté fii tuuti wala bu la neexee mun nga ko sax bañ a sauté daal di koy def ci marinade beeg affaire yooyu noonu boo paree quoi chaleur bi dina ko xaw a laxal tuuti. ñu def tuuti curcuma non cumin astafirullah ma ne ko curcuma tuuti rek donc moom mooy indi goût mexicain bi voilà. oignon en poudre ak ail en poudre donc boo amee ail bu tooy bi mun nga ko def un peu de poivre noir bismillah salt voilà. def un peu d'huile tuuti oil bismillah ma daal di jël sel bismillah sel citron voilà selon votre préférence voilà donc suñu salade baa ngi nii soo paree nga ñam xool nu mu mel bismillah macha allah donc damay fay gaz bi suñu salade baa ngi ni pare na damay ñëw transvaser ko après daal di ñëw nag defar fii ci suñu bulgur bi gis ngeen dañuy ñëw nag léegi jublu ci suñu bulgur bi donc foofu la ñuy defar nii léegi lii rek laay soxla ci diw man comme li ma wax rek n'importe quelle huile bismillah benn ñaari kuddu cuillère à soupe yu diw laa soxla parce que quantité bi may utiliser ci bulgur day nekk environ 300 grammes ak benn daggu beurre loolu c'est juste pour jox ko goût
ki nga xam ne régime alimentaire am mayu ko pour mu utiliser beurre mun na bañ a utiliser beurre wala su ko neexee mun na utiliser diw ñor. dinañu indiwaat yeneen recette yoo xamante ne dinañ leen wan bulgur mooy blé bi nan lañ ko mun a booleel. maanaam tey jii jën laa ko def, bu la neexee nga boole ko ak yàpp, su la neexee nga def ko ak ginaar wala moom kese noonu mu nekk version végétarienne, loolu aussi mun nga ko def. donc ñu daal di ñëw def suñu yeneen ingrédients yi nga xam ni moom lañ koy booleel, muy suñu soble yi ak poivron yi. bismillah. oignon aussi tuuti si suñu kaane jalapeno. ñu commencé dañ koy sauté. donc bulgur moom booy xool moom mooy blé bi généralement Turquie yi wala waa Moyen-Orient donc ñoom ñooy gën a ëpp luñ koy utiliser. tey moom xam naa sama gars yi nga xam ne dañu am diabète wala dañuy xool même buñ ko amul xool li ñuy lekk dinañu kontaan parce que dafa nekk substitut boo xam ne baax na par exemple par rapport contrairement ak ceeb daal. donc mu nekk leneen li nga xam ni moo gën a sain ceeb. ñi nga xam ne nag dañu am intolérance gluten mooy gluten intolerance ñooñu tey moom dinañ ma xaw a mere tuuti à moins que ñu jël option bi nga xamante ni dafay nekk gluten free mooy sans gluten am na. donc yooyu ñu jéem a xool bu fekkee mun nañ ko am wala ñu xool leneen lu ñu mën a utiliser loo xam ne amul gluten comme lu mel ni ay quinoa ak affaire yooyu noonu ñu remplacer ko parce que quinoa bi wanoon naa leen ko mun ngeen ko toggee même chose que li may def nii mun ngeen ko def ak quinoa. donc loolu beneen option la. donc ñu ñëw tuuti rek si li nga xamante ni moom mooy bulgur muy blé bi. donc comme li ma leen wax sànq rek moom moo gën a sain ceeb et puis moo ëpp nutrition nutrients que ceeb. donc maanaam li mu am si ay li nga xamante ni moom mooy antioxydant dafa bari, am na fibre bu baree bari li ma leen di wax toujours. bu ma waxee fibre xel yi day dem ci digestion mais aussi leneen li nga xam ni da koy def tamit mu nekk comme par exemple li tax ma ne baax na pour diabétique yi bien que li mu am ci glucides par exemple ñi nga xam ne dañuy suivre régime cytogénique ñoom duñ ko mun a utiliser parce que dafa bëri kii glucide mooy carbohydrate loolu sax. parce que benn kopp rek mi ngi nekk environ 36 ak je pense si je me trompe pas 8 grammes fibre. donc soo ko dindee mu lay jox environ 28 grammes de carb. baal leen ma de maa ngi def foofu tuuti mat donc loolu mooy nekk li nga xamante ni moom la am comme carbohydrate quoi, net carb. donc loolu du nekk loo xam ni dafay idéal pour ñoom. donc mu nekk li ma wax sànq baax na si li nga xam ne moom mooy les maladies cardiovasculaires d'après les recherches parce que li muy def mooy boo koy digérer dafay def du nekkul digestion bu gaaw nga xam da nga koy lekk léegi rek digérer ko non dafa slow quoi daf koy ralentir bu baax. te loolu li tax mu baax si ñi nga xamante ni surtout dafa am yenn comme diabétique yi maanaam du yéegal sa blood sugar kii taux d'insuline bi du nekk di ko yéegal toujours ma wax leen ko loolu mooy sonal diabétique yi quoi. boo lekkee rek donc taux d'insuline bi di yéegal ko wàcc noonu loolu day tax sa organes yi di travailler bu baax a baax. donc xaaral ma def lii bismillah. donc quantité bi may def moom laa war a def même quantité bi ratio bi 2 to 1 la comme booy togg ceeb rek nu mu mel mais man damay xaw a après chaay tuuti rek si kii bi si deuxième kopp ndox bi. donc nii laay def léegi nag ma daal di ñëw def sama kii tomate bi aussi munoon naa ko def sax sànq avant ma siy def kii bi bulgur bi mais bon c'est pas grave ñaar yëpp benn la sotti seeg def si la ma ne ko sotti seeg def si la. donc mu ngi noonu loolu daal moo nekkoon donc mu nekk benn kuddu tomate parce que bëgguma mu saf tomate trop déedéet dama koy def comme genre riz bu mexicain gis nga. donc mooy pilaf bi ma def sama paprika fumé voilà heure bi ngay def sa laaj bu tooy bi also
donc soo amee tomate fraîche wala yi nekk ci pot yi mun nga ko def aussi wala nga dagg sa tomate rek tomate doom mbaa njamb nga def ko ci gis nga c'est juste damay jaxase kii bi tomate bi comme teelu ma ko def donc lii laay obligé def recours voilà léegi nag ñu daal di ñëw commencer def suñu ay assaisonnement donc voilà ma jël cumin bi bismillah moom tamit def ci attends def suñu oignon en poudre def ay boo amee bu tooy bi bu la neexee sax bii nga omettre ko daal di def suñu sel bismillah voilà donc ma daal di ñëw njuluk nag léegi voilà gis ngeen deuxième bi duma ko feesal gis nga bismillah voilà léegi dañ koy daal di ñëw upp ràpp su ko defee bu baxee nii rek ma wàññi ko température bi nga xam ne dafa gën a ndaw low laa koy def bàyyi ko mu def nii quelque chose comme ay 10 minutes yooyu noonu bu ko defee ma daal di ñëw comme kii kubéer yi dañu am tendance di ñaq di génnee vapeur donc damay daal di jël après sama kii papier absorbant wala torchon ma teg ko ci kawam comme ça dootul tooy bëgguma affaire bi tooy ceeb bi tooy su la neexee nag su fekkee da nga bëgg mu xaw a tooy tuuti mun nga ko def mais man dama bëgg loo xamante ni day mel ni ceeb ci boppam daal donc ñu wàññi après ñëwaat ak yéen incha allah. voilà ñu xool voilà gis nga am na tuuti ndox boo xam ne moo ci des nii lañ ko bëggee donc bu mu wow koŋ bul xaar ba mu wow koŋ donc nii laay def daal di jëli sama papier absorbant wala torchon bu set rek léegi nag ñu teg ko ci kawam su la neexee nga daal di koy fay wala man dama koy bàyyi quelque chose comme 5 minutes encore après ma door ko fay incha allah. gis ngeen dafa am benn ingrédient boo xam ne dama ko fàtte woon wax mi ngi nii mooy suñu black beans moom mooy li nga xamante ni mooy suñu ñebbe boo am na couleur boo am donc mi ngi nii rek laa koy jëlee def ko ci biir beneen affaire bi nga xam ni tamit bëgg naa leen ko mentionner mooy même su fekkee da nga wàññi gaz bi booy togg blé da nga koy yëngal de temps en temps sinon dafay xooñ ci suuf quoi à moins que nga bëgg a xooñ bi wala nga bëgg a genn wàll blé bi yëpp des ci suuf mais dee ko yëngal de temps en temps bu ko defee kii bi du dar ci suuf voilà donc mu ngi nii ñebbe bi c'est optionnel. donc lii moo leen di wan ni tey jii ñun suñu lekk bi dafay bëri fibre loolu ñi nga xam ne par exemple mënuñu consommer fibre lu bari ñoom soit ñu bàyyi kii bi blé bi ak ñebbe bi wala ñu omettre ñebbe bi kese donc wala ñu choisir ci benn mais ñun nii lañ koy defee donc bàyyiwaat ko yeneen 3 minutes donc en tout et pour tout daal temps de cuisson bi à peu près 15 minutes la jël ci man bokk ndax quantité bi ma defar ak aussi ku nekk ça dépend naka nga bëggee mu ñor ak yooyu noonu man 15 minutes en tout et pour tout loolu lay jël donc ñu daal di nettoyer nga xam ne suñu ñëwaatee yàq la ñuy def incha allah fàtte naa leen wan aussi jën bi lakk nañ ko ba pare macha allah mi ngi nii gis ngeen lakk nañ ko ba pare donc nii rek la ñuy teg daal di ñëw nettoyer yàq incha allah mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mi ngi woon nii ñu indiloon leen tey mu nekk nag recette bu neex te gaaw loolu te baax ci suñu wérgu yaram donc ngeen gis ma jox leen une idée rek nii ñun dañ koy boole wax naa leen man lu ma munti togg damay am salade ci el bi même ma wane ko ak ma ñaax ko wane yëpp damay am toujours salade ci el bi boo xamante ne moom laay njëkk a commencer avant ñuy dem ci plat de résistance bi donc loolu pour ñi nga xam ne bëgg nañu sama genre ñi nga xam ne seen biir baaxul donc ñoom dañuy bëgg di commencer salade avant ñuy laal leneen donc mi ngi noonu
léegi ñu won leen ni par exemple tey jii bu fekkoon ni comme ñi ma doon wax sànq ñi nga xam ne dañu am gluten intolérance nit ki ñëw na bett la par exemple te buggoo nekk di toggaat encore salade bi ak jën bi dina am lu muy def boo amee sa mayonnaise si biir nga jox leen sinon su fekkee bëgg nañu lekk si biir si corn bi muy maïs bi mun nañ ko boole waale ak affaire yi noonu comme ça ñu lekkaale ko donc recette bi tey ñu ngi koy jox rek comme li ma wax képp kuy safoo chez Bilo plus particulièrement les grandes dames di jàll si ñooñu di ko jox suñu frère sëñ Ibrahima Kébé nga xam ne gëj nañ ko gis si kër gi di ko jox aussi Maria 221 ñu ngi la koy may di ko may tamit Awa Dia Binta Diop ñu ngi ko koy may di ko jox aussi Sarah Sarr voilà Sarah Sarr dama juumoon donc ñu ngi ko koy may moom aussi Sarah Sarr ñu ngi la koy may Khady Sarr jox nañ la ko Sister Rama Seynabou Ñing ñu ngi la koy jox yow tamit ak Sister Nafi duma ko fàtte donc nga xamante ni moom maak moom ñoo bokk ci bëgg jën noonu ak man sama bopp di leen wax ni bu leen fàtte di partager vidéo yi di ko liker mais aussi su amee kuy seetaan te abonné wul mu abonné comme ça à chaque fois ñu dugal dara mu mun ko notifier en temps réel di leen jox dig daje ba beneen di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullah